day wax ni mbalit mi dañ sonn weñ ñi dañuy ñëw ba si biir fuur bi xam nga bu doon weñ ñi sax dañuy yem si mbalit mi baax na weñ ñi dañuy dugg ba si biir fuur bi client day jënd weñ ñi di leen coroxaan benn client barki def weñ da ko coroxaan fii maire bi nag ñu ngi koy ñaan mu dimbale dëkk bi réew mi defar ko bu baax mënu defar réew mais ndar yoo xam te ne bii moo gën a tuuti Sénégal dafa yomb defar na ko defar na balekat yi ñëw wala ñoom ñu teg fi ay nit ñoo xam dañuy taxaw di ay tur mbalit bi waaw loolu bu ñu ko amee moom dañu gën a mbalit mi jóge fi wala ñoom ñu koy bale chaque jour loolu dañuy arrangé. xam nga ni mbalit mi nga jënoon nii xam nga ni lii rafetul ci kenn mos ko nettoyé xoolal rek mi ngi nii kenn nettoyé ko kii presque am na fi 6 mois wala 7 mois day gën a yokk rek gaal yi ñëw ci gaal yeeg yëpp da nga am ñëw dugal ko taatu gaal yi yu kenn xamul dëkk bi vraiment war nañ ko toppatoo bu mu nekk sonn nañ trop waaw ñoom nañ nu dégg na nu xool seen àddina nu koy doxale parce que réew bu nu la ko joxee dénk la ko ban la koy jox dañ la sànni carte ni la pour nga toppatoo dëkk bi boo fa deful dara nga setal dëkk ba ndax set moom moo yor doomu aadama te vraiment neexul ba neexul waaye dëkk bi moom set amu fi moom waaw bi mu nekk nit ñaa ngi dee rek ndax si biiru xet gi yooyu vraiment daal ñoom daal xam naan daal set nañu set daal waaye daal mbalit mi ngi noo rey talatuñu lekk talatuñu naan sunu doom yi ñoo ngi si biir rek di dee sunu doom yëpp waga doon kos-kosaan chef d'hygiène gisuñu leen ñun ñoo ngee dee Mansour Faye na wax si ñun mbalit maa ngi nii yaa gis de xale yi ñëpp si biiru paa yi mag ñi meer ñi ñëpp a si biiru mag ñu nekk si kon ñëpp ñu ngi dee ndax yooyu ku nu mat nga pali yooyu yi ma gis ku nu mat da ngay dee nanu service d'hygiène daan nu wër di pompe dëkk bi pompe tunu yéesala tunu yooyu yaa ngi rey sunu xale yeeg sunu paa yeeg sunu meer yi ñëpp dee nañu kenn amul tur wér gi yaram lii métti na ñi koy ñaawlu trop mi mel ne sunu dëkk bi amul maire boo xam yow fi nga dëkk nga wane ka lii du yoon. Les Européens ne viendront jamais dans une ville qui n'offre pas le cadre de vie escompté. La ville est non seulement sale, il y a une prolifération de moustiques et de mouches, et la cause, tout le monde le sait. Parce que les services de la voirie de Saint-Louis ne font pas le travail de base. Ils ne font pas ce qu'ils devraient faire pour éviter à la ville de Saint-Louis ce que nous constatons tous, hélas, aujourd'hui, à savoir du sable partout, des ordures ménagères qui tardent à être ramassées, une prolifération de toutes sortes de maladies. mbalit mi bare na fi yooyu sonal nañu lool ñu doon ñaan waa service d'hygiène pour ñu dimbali ñu si benn affaire pour ñu ñëw pomper ñu tuuti si dëkk bi ndax yooyu bare na trop parce que sibiru bi bare na fi mu nekk infirmerie kenn mënu fa dem boo demee dafa fees dell ak nit waaw amul fu nu accueillir nit ñi dispensaire même pharmacie yi pour nga jënd garab sax da ngay am problème kon dëkk bi gars yi sonn nañu trop pour ñu jàppale noo ngi ñaan wala ñu dimbali ñu pomper ñu tuuti parce que yooyu waxuma dara waaye yooyu dañu guum deret ba fees dell balaa nga naan ñoxoon njaay boo daan laal sax nu toj sax seen deret yi danoo collé sa loxo yi ndax bare deret kon fu nekk la ñu piqué ñëw ba boo investir si nit ñi te yooyu baaxul nañu jàppale ñu dimbali ñu si ndax yooyu sonal nañu trop loolu daal bu ñu ko amee moom daanu am lu ñu gënal loolu daal mooy suñu problème fi mu toll nii. bu ñu tonnee tey bu subaa duñu tonni gëj nañ leen sax gis faf gisatuñ leen déggatuñ leen ñoo ngi nii néeg da nga koy ubbi mu am aération te mun mootuñu ubbi suñu néeg yi ndax tilim mbuut yaa ngi noo rey weñ yaa ngi noo rey saltement yaa ngi noo rey te néeg da nga ko war a ubbi Mansour Faye na wax si ñun na woo waa service d'hygiène nu ñëw pomper. Il est temps que les services de la municipalité se ressaisissent, qu'ils essaient de d'interconnecter les services locaux. Où sont les services d'hygiène? Mais ces services aussi importants qui passaient tout l'hivernage à pomper par-ci et par-là les arbres, qui veillaient à ce que les services de la voirie ramassent les ordures. Mais ce service d'hygiène, où est-ce qu'il est? On les voit à chaque fois entrer dans les boutiques, essayer de vérifier les produits périmés. C'est pas ça le travail de base du service d'hygiène. Les agents des services d'hygiène devaient plutôt procéder à la prévention, entrer dans une phase de prévention, se faire accompagner et aider par les services de la municipalité et évidemment par un préfet qui devrait veiller à ce que ces services fonctionnent correctement. Donc il y a une rupture entre les services. mbali mi dafay toog ay 3 jours gars yi doog koy nettoyer leen saa yi 4 jours daf fiy nekk ba sax yi dañuy dox di jéggi télé bi wut si four bi loolu te loolu du yoon service d'hygiène chaque jour ñu rom fii di ko gis. Ndar ni mu mel jaaduwul melokaanu Ndar ni mu mel jaaduwul Ndar da di dëkk boo xamante ni dëkk bu neex defar la
dëkk la boo xamante ni bu neex a defar mais defar bi nag mi ngi jiitoo si ñun population bi nga xamante ni ñoo fi dëkk ñun ñooy jëkk taxaw ñu takku su ñun ñu dugg def ban xaar kenn ñu ñëw fekk du si mais nag ñoo ngi woo état di woo mairie ku nu mën a jàppale ñu jël parce que taxawul fal leen ma neex na loolu ñu jëkk suñu ay carte jox leen ko kon nag buñ leen dëkkee ñoom ñoo war a ñëw taxaw laxasaay ñu ñëw ànd ak ñoom ñu setal dëkk bi parce que Ndar da di dëkk boo xamante ni wax dëgg fa neex yàlla dëkk bu ndaw la boo xamante ni dëkk bu neex a setal la ndax bu neex setal la dañ daan gis bu jëkk service dafa daan pompe ñu def pompe nit ñi léegi kenn wératul yooyu bëri na ci dëkk bi nanu def ñoo ngi woo waa service ñu def pompe ñu def nettoyage ñu def ñu setal bu ñu ñëwee ñu woo ASC yi génn àndandoo ak ñoom jàppale la ñu setal dëkk bi jóge ci mbalit meeg yu weñi dikk si yooyu sunu koñ bi man bërki dem sama néeg gis naa fa yoo boo xam ne bi mu tegee si miir bi boo si wekkee mbubb day taxaw ndax ngande